sa bopp bu rëy. mag nga. waaw bu arbitre sifflé nga xam ne paa ak a téye boobu. mag nga sa reen yàqu. kuy lekk xar ak kuy lekk mbaamu xuux. noo yem. del wax rek. doo dërëm tapet nga. ngay ñeme lu teppeeku. waaye macc tuñ bi. nga yee nga xam ne lépp gongo la. ay bandi lu naan bandi la Grand Yoff doo dara. waaye Médina bu leen fekkee instant sax dañ leen di génne. tapet nga. doo waga ñun dëkk ba lañ jógee. le 27 février ak Rent DKR ca stadium Iba Mar Diop Mbaye Gouy Gui ak Zarko ak ay combat préliminaire yu neex Yankaw Junior dina fa jàkkaarloo ak Tidiane Faye numéro 2 Babkan numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Pokola Balde Ñagas numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Thiatou Walo Tegjël dina fa jàkkaarloo ak Plom Junior Param 2 dina fa jàkkaarloo ak Bébé Garga Pouy 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Silla Ramdam Junior ak Thiatou Réseau Bébé Saloum 3 dina fa jàkkaarloo ak fils de Serigne Ndiaye Sa Thiès dina fa jàkkaarloo ak Aliou Seras lamb ji en direct lay doon pay-per-view ci seen affiche.com. amuñu lu ñuy tapet. lii. ba arbitre sifflé. dinaa la duma dinaa la daal. ku gën a liggéey ku gën a sonn. yàlla na la yàlla may ndam ci barke alxuraan. ku gën a neex xale. bis am nga xew de njaago bi nga cab yow. aca mbokk yi ba léegi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare gis ngeen tamit li nga xamante ne moom moo xew rek Aline Gueye ngi nii manager Bombardier waaye manager tamit ki nga xamante ne moom mooy Liss Ndiago ngeen gis Liss Ndiago coowam aj nañ ko 3 ans 1 an yi moo nekk ferme dagg 500 000 am seetaan ngeen maanaam ñaxtu bi nga xamante ne moom Liss Ndiago ñaxtu na ko manager am a ngi nii nag waaye balaa ñu waxtaan ci loolu noonu dama koy nuyu bàyyi ko nuyu mbokk internet yëpp ma laaj ko combat bi nga xamante ne moom moo fi paas sànq nan la ko gisee maa ngi lay ziar bu baax a baax di la bëgg moo nag. waaw El Hadj Lamine maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel aussi si soxna si bees si di la ñaanal sëy bi barkeel ngeen am ci doom yi nga xam ne dañuy dem ba di la jaabante la yoonu màkk yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def barke yonent bi. jaajëf combat bi noo ko gisee Reug Reug Gouye Gui. non Reug Reug Gouye Gui tey Gouye Gui dafa bëri erreur parce que tey da doon bëri ak champion d'Afrique booy bëri ak moom da ngay téye ngay bëri ak champion d'Afrique mu jël ñaari loxoom yëpp trof ko sa ngemb téye ba mu dëgër yow nga téye sa benn loxo rocc sa benn loxo ba pare say tànk yàngoo ko nga teg say tànk écarté woo ko loolu moo ko nax tey erreur boobu rek la def ci làmb ci mais tey vraiment décor làmb ji lu mu waroon indi ak Gouye Gui ñoom ñaar ñëpp ku nekk li nga waroon indi nga ko mais erreur boobu rek la def daanu mais làmb aussi noonu la ku juumul doo daanu mais ñuy féliciter Reug Reug di encourager aussi Gouye Gui di ko wax ne moom ñëpp dañ ko war encourager sax parce que jafe woon na tey Reug Reug am adversaire parce que koo dem Reug Reug koo dem nangu ko jël te actuellement Reug Reug ku ko jëlul rek da nga koo ragal. physiquement nan balaa ñoo ñëw sax ci adversaire Reug Reug physiquement nan nga gisee Reug Reug parce que tey ñu bari doon nañ douter ci poids bi nga xamante ne moom la ñu andi ñu ne dafa indi surpoids ñu bari même commentaire da nga koy gis mu mel ni contraire ba lan lañ gis ci moom wane na ne mbëru mbapat la mais poids bi. nañu moytu di juum ci loolu gis nga xale yi def MMA 3 séances la ñuy def par jour boo demee fële di entraîner ay professionnels ñoo lay yore te Reug Reug doo toog weer bu nga xam ne déggoo ko mi ngi foofu di entraîner donc ay professionnels rek ñoo ko wër poids lu mu indi rek moo ko moom ñi ko doon entraîner fii ak ñële duñu benn donc poids bi mu indi poids normal la moom moo ko moom. man bu mu dugg see boo gisee 100 mètres bu mu doon daw tey bu doon moomul poids bi 100 mètres boobu mënu ko daw ñun athlète kenn mënuñoo nax parce que daf dañuy sport moom yaramam Gouye Gui moo la gën a xam ni Reug Reug lu mu indi moo ko moom indi nañ ñoom ñaar ñëpp doole Gouye Gui liggéey na moom liggéey na mais kële dafa gën a fiite nekk xale ba pare gën a bëgg wut bi aussi parce que moom mooy dabe ci moo nekk xale di yéeg donc c'est très normal que mu gën a soxla combat bi. moom moo tax man la moom na remercier Gouye Gui bu baax a baax Gouye Gui mi ko nangu jël parce que am na ñeneen ñu ko waroon jël te ñemewuñ ko jël bàyyi ko fi. fan la jëm moom Reug Reug. ku ko fi bàyyi rek da nga ko ragal xam nga ñu ngi doon dox combat ak ay Bombardier ay Sa Thiès ñoo ñëpp ñu ngi doon dox ay combat te ñoo ñëpp tey mën nañu bëre ak moom tey li ñuy wax ay VIP ñi ñëpp mën nañu bëre ak moom. tey mook Franc tey. Franc am na combat. ñoom mais dara benn combat rek la am mais ñoom mën nañ tëj saison combat bu neex la parce que nañ doon def ci biir arène ba ñun tamit ñi nga xam ne nañ doon def ci mbapat ba ñun bëgg nañ ko gis fii bëgg nañ leen gis ñoom ñaar ñi ñëw bëre fii te combat boobu moom kon combat njarndem lay doon ñaari ko xale yooyu bu ñu ñëwee bëre déclenché ngeen leen ku daan day dugg ci VIP yi kooku moom arène bi sax du ragal naan duñ fi xaj ñoom ñaar duñ fi xaj. ok loolu am na solo léegi nag comme ni ma ko waxee sànq gis nañ ni sa mbër aj nañ ko 3 ans 1 an yi lay toog du bëre
2 ans et sursis ba pare dagg 500 000 en tant que manager noo gisee loolu. mbetteel laa ci am mbetteel bu mag a mag a mag surtout mu jóge ci ña nga xam ne ñoom yaakaaru làmb lañu mooy CNG. ñun dañuy yaakaar ni am nga ñoom ñooy suñ tutelle ñun dañuy yaakaar ni ñoom bu ñu ñëwee dañuy luy defar rek la ñu war a def waruñu def dara luy yàq tey yàq arène bi tey kenn du ci ànd amul kenn ku ci ànd waaye ñun aussi doon na rafet kay yàq dañ la dem jàppi fii am nañ fi ay force de l'ordre li fi nekk si ay policiers ëpp nañ 500 mais ñooñu tey kay yàq nañ dem identifier la jàpp la yóbbu la teg la daan ya ca war nga fay caméra de surveillance yaa ngi nii boo demee léegi mu génneel la ki doon yàq ngeen dem jàpp ko mais yow mbër mi victime la mbër mi dóorewul saagawul amul kenn problème ñëw di bëre si benn supporter def dara ñu imputé ko te Liss Ndiago bu leen fàtte ni tey Liss dafa populaire Liss tey lu muy indi ci monde amul benn mbër si VIP yi ku koy indi tey mën nga ni moom sax VIP la parce que VIP lu tax ñu leen VIP li ñu leen di topp la moo tax ñu leen koy wax. donc mais kii nu mu tuddati Alioune Gueye Liss dëgg la mënul xam sax kii damm siège mënul xam tey kii sànni mënul xam tey kuy taal mais tamit communication day war ci diggante mbëri ak seen i supporters communication boobu tey est-ce que mbëri tey bu fekkoon jël nañ seen i responsabilité di wax ak seen i supporters comme ni ko Caatu Yaraax defee keroog ni soxlu ma sama benn supporter bu damm siège ndax ku damm siège ci sama kaw lay wàcc ak Zarko ñu tey jii loolu lañ soxla ci ñoom loolu bu amul foog ñu leen di dagg. xam nga ñun tey ba muy open press ma ci nuyu de passage sax commandant bi nekk guy ga muy commandant Diallo Boubou Diallo commandant bu bees boobu nekk fa ma koy nuyu de passage discours bii nga tenir la tenir dafa ne xale bu ngeen demee toog leen ak seen supporter ngeen toog waxtaan ak ñoom bañ demee xale yi doon lañ def toog waxtaan ni leen làmb amul violence mais ñun waxtaan nañ ak suñu supporter mais ñu doon yàq fii ñun mënuñ xamuñu fu ñu dëkk mënoon ni kii fii la jógee Liss am na ay supporters yoo xam ne ay Guinée Bissau lañ jógee ñii ay Gambie lañ jógee si région yi lañ jógee ñii jóge biir Dakar fu nekk jóge dañ fa ñun mënuñu ñii jóge jàmm gën rek lañ mën waxal mënuñu wax ak ñeneen ñi nga xam ne xamuñu leen donc tey bu ñu daanee sa mbër te ay fee da ci am ci combat bi dafa am zone A ak zone B yàlla def ñun ñoo moomoon zone A Tapha Mbeur moom zone B Tapha bàyyi zone B ñëw ba suñu zone toj fa ay ndaax source de violence la ñu woo waa CNG expliqué leen. benn ci moment boobu. ci moment avant lamb ci avant ñuy bëre benn ba ñuy bëre Tapha am na lu mu ko laalal ci ngemb bi te dañu waxoon bu kenn laal sa adversaire muy deuxième fait troisième fait Tapha dóor ko mu daanu mu tëdd si suuf mu fekk ko fa dóor ko. arbitre bindu ko superviseur bindu ko kenn bindu ko bañ ma lu tax ma xam ne binduñu ko dañ ma convoqué ma ñëw bañ toogee di wax ma leen di expliquer fait boobu ñu ne ma ñoom arbitre binduñu ko woon sax waaye ñun ñoo autosaisir est-ce que arbitre tey am na droit arbitrer combat ñu dóor nit ci suuf mu daanu nga fekk ko fa dóor ko nga bañ ko bind ba ñoom commission bi ñuy autosaisir ñoom seen bopp di autosaisir pour def loolu. est-ce que bokkal bi arbitre gis ko doo ko bokkal. non ñeenti arbitre la. fii ñeenti arbitre la mënul ñàkk gis bi mënul am ñeenti arbitre ñoom ñëw wër enceinte ak seen superviseur ñu toog donc loolu warul mën a am ci làmb mooy benn xam nga loolu tey sa supporter bi nekk ci kaw gëm la ñu def la loolu mu tiim ko loolu source de violence la tey supporter mën na mer te chaise yi ñuy wax dafa yàqu xoolal sama ginnaaw xoolal sama supporter toogoon xam nga boobu ba léegi kenn ñëw fi defar dara chaise yi lii ñuy wax chaise caoutchouc la dañ ko ci teg ni da ngay ñëw toog caoutchouc yooyu lañ sànni ñu jël suñu 500000. fixé nañ ko de bàyyi ni nga def fixé nañ ko. nañ la wax kañ lañ ñoo defar ko. fixé nañ ko man yow xool naa si. Lamine nañ la wax kañ lañ ñoo defar ko. xam nga boobaak léegi ba ñu bëree dimanche bi passé la woon te kenn dugg fi defar parce que sama xaalis ñu ngi ko téye amul benn menuisier métallique bu dugg fi wala kenn ku ñëw defar chaise yaa ngi ne nu mu meloon la mel nañ waxante li fi nekk ñoom CNG kii yàq nañ dem ba ci moom identifier ko jàpp ko mu fay sama mbër bu yàqoon nañu xotti licence ba xotti waale sama licence man manager d'accord na man aw ma ci problème. lan la ci yoon may loolu. li ma yoon may mooy ma def sama recours ba ma ñëwee bañ ma entendre ba pare ñoom dañu génne seen PDF entendre ñu ba pare après daal di ñëw génne seen PV ni ñun suspendre nañ ñu 3 ans dont 2 ans ferme ak 1 an sursis. 2 ans ferme wala 1 an ferme. 1 an ferme ak 2 ans ak sursis ba pare nangu suñu 500000 téye ko ni dañ koy defar ay chaises yi ñi ñu jëloon seen xaalis defar ko ay chaises est-ce que defar nañ ko ay chaises ma ne nañ wax li fi nekk nañu delloo xale bi xaalisam mbër buy bëre reliquat moomatu ko mbër boo gis muy bëre fii rek reliquat am jeex na lépp ay bor la bu ko jëlee da koy dem fay jaay bor
xale boobu surtout soutien de famille la boo demee xool ko di nga xam ne kii la mu waroon fajoo sax ñoom nangu nañ ko ak boobu sax bu leen jàppee du baax nañ ko delloo xaalisam te xool ñiy yàq ñu jàpp leen amul fenn ci droit ñoom ñëpp jàng nañ droit amul fenn ci droit fu ñuy demee kenn def dara ñu imputé ko keneen ki loolu amul fenn nit boo koy atte da nga koy atte ci jëfam moom jëful loolu deful loolu moom sax moo subir ay injustice mais nee naa la sànq yàqu arène nationale bi Massamba du ci ànd Mademba du ci ànd kenn du ci ànd mais force de l'ordre yi ñi ngi fi promoteur buy tëgg day indi fi ay policiers yooyu tey benn policier bu toogee ci kaw Sénégal yi ñemewul tënu bu xoolee xam ni force de l'ordre baa ngi ni du fa yàq dara wala ku yàq dañ la tëj ba damm caabi ji dañ def loolu waaye yow bi nga xam ni sa yoon nekku si ñu dem jàpp la ba pare mieux nee nañu loi bi ñoom règlement bi fi ñu si sukkandiku depuis 92 la woon waa léegi Lamine 92 ba 2022 ñaata at la appliqué wuñ ko kenn toog ba dimanche ñu soog a commencé di ko appliqué ñi leen fi jiite woon lu tax appliqué wuñ parce que xam nañ loolu baaxul règlement ak loi ñun ñoo koy defar ay doomu aadama mais bu ñu xamee ni lii baaxul dañ koy changer ñoom ñu ngi ni chaque année du ma wax sax chaque année chaque fois dañuy changer seen règlement yi di gën a parfaire di gën a defar muy gën a baax suñu xoolee ni lii baaxul suba ñu amélioré di ko def donc loolu nañ continuer def loolu te bàyyi lii ñuy def lii du solution nañ delloo xale bi xaalisam bàyyi ko mu dem bëre ji parce que sinon dinaa la wax leen de mbëri yëpp dañ leen di suspendre mbëri yëpp danañ nangu seen licence te loolu mbër yi duñ ko fi xaar ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu ginnaaw ëllëg. je vous remercie. mercredi wala jeudi naa la woo fële ñu def ci benn plateau incha allah. incha allah amul benn problème bu soobee yàlla jërëjëf la. sa bopp bu rëy. mag nga. waaw bu arbitre sifflé nga xam ne paa ak a téye boobu. mag nga. sa reen yàqu. kuy lekk xar ak kuy lekk mbaamu xuux. noo yem. del wax rek. doo dërëm. tapet nga. ngay ñeme lu tepeeku bàyyi macc tuñ mi nga yee nga xam ne lépp gongo la. ay bandi lu naan bandi la Grand Yoff doo dara. waaye Medina bu leen fekkee instant sax dañ leen di génne. tapet nga. doo waga ñun dëkk ba lañ jógee. le 27 février ak Rent DKR ca stadium Iba Mar Diop Mbaye Gouy Gui ak Zarko ak ay combat préliminaire yu neex Yankaw Junior dina fa jàkkaarloo ak Tidiane Faye numéro 2 Papkan numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Pokola Balde Ñagas numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Thiatou Walo Tek Jël dina fa jàkkaarloo ak Plom Junior Param 2 dina fa jàkkaarloo ak Bébé Garga Pouy 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Silla Ramdam Junior ak Thiatou Réseau Bébé Saloum 3 dina fa jàkkaarloo ak fils de Serigne Ndiaye Sa Thiès dina fa jàkkaarloo ak Aliou Seras lamb ji en direct lay doon pay-per-view ci seen affiche.com. amuñu lu ñuy tapet lii. ba arbitre sifflé naa la duma dinaa la daan. ku gën a liggéey ku gën a sonn yàlla na la yàlla may ndam ci barke alxuraan ku gën a neex xale. bis am nga xew de njaago bi nga cab yow.